benn waxtu ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey njàng meek njàngale mi ñu dem ba ca diwaanu Ndar foofe nag ndongo yi nekkoon ca école Cheikhou Touré ca Guet Ndar ñoom foofu ñu xaarandi li ko waral seen wéyjur ñoom dañu lànk ne duñ leen yóbbu ci yeneen école yi ba ci loolu sax xotti nañu li nga xamante ne mooy décret bi bàyyi ko woon ca préfet bi ñuy sàkku rek ci kilifa yi ñu xoolaat seen taxawaay ndaxte fas suñu yéene yóbbu seen gone yi ci yeneen école ñoom sax nee nañ dàquñu de ba gone yooyu toog atum ren ji bañ a dem jàngi ci wax ci ndox mi fii ci Sénégal SDE niñ ko xamee rek ñàkk nañu lépp lu aju ci séddale ndox mi ci yenn teeru yi loole nag nee nañ duñu mës a bàyyi mu wéy ndaxte loolee jaarul yoon ba tax na rek dañu fas yéene demaat wax ci li nga xamante ne loolee la leen yoon may altine ji nag ñu xamal ne dinañ dem fële ca ARMP ci loolu nag ñuy fàttali sax ASD jotoon na dem fi nga xam ne rek mooy ministère de l'hydraulique ngir ñaawlu li ni mel nee nañ nag bu ñu amul li ñu bëgg rek dàquñu sax ba yóbbu mbir mi foofee ca Cour suprême ñu desandi ci mbir moom ak njiitu réew mi àdduna ci jëmale ci lu ci aju rek ci loole ci suñu naataango yi fete Deutsche Welle foofee ci Allemagne muy xam ne rek coow li ci juddu jar ko woon ndaxte lépp luñ ci waroon def ci mbir moomee jaar na ci yoon te sax amaloon nañ ci ab appel d'offre ñu wax ci mbiru tàggat yaram suba la ñuy tàmbali li nga xam ne mooy Ligue 1 de football fii ci Sénégal rédaction télévision Futur Média nag dem na jox kàddu gi journaliste bi di Demba Waroor mu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy équipe yi gën a taxaw ci atum ren ji taxawaay bi jaraaf nar a am ak joueurs yi nga xam ne foo ñeen bàyyi leen xel ci jamono jooju nag ñi nga xam ne rek ñooy waa Allez Casa ñoom boo moyul dinañ yàq lépp lu aju ci waajtaayu ñi nga xam ne mooy seen équipe di Casa Sport ndaxte jamono ji waxuñu benn kàddu ñu jeexale ko ak li nga xam ne tamit mu aju ci wàllu port de casque fii ci Sénégal ñu gis ne rek ñi koy saxoo jamono ji bëriwul te donte xam nañu li nga xam ne rek mën na leen ci fekk wante rek ñu gis ne faw kilifa yi ak ñi ci liggéey jóg taxaw bu ko defee ñu gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo lépp lu aju ci motocycliste ñuy faral di jëfandikoo casque bu ko defee rek xeetu accident yi ñu mën di ci mucc mbokk yi loolu lay ponk yi boo leen taaxirloo tuuti ñu faram fàcc. mbokk yi dañ ko waxee léegi ci ponk yi ñu dem fële ca diwaanu Ndar foofe nag nañu nemee ku mooy gone yi doon jàngee école Cheikhou Touré foofe ca Guet Ndar foofu ñu xaarandi laata ñuy mën a dem ci classe yi li ko waral nag préfet dëkk ba dafa dogaloon ne faw ñu tëjandi école boobu ndaxte dafa màggatoon te wóoratuloon ay gone di fa jànge ba tax na seen waajur yooyu ne duñu mës a yóbbu seen doom yi ci yeneen école yi daxuñu sax bi atum ren ji ñu bañ a dem école ci teewlu ci Ousseynou Diop andi ci Kabib Seck. école Cheikhou Touré waajuru ndongo yi nañ ko waxee woon noonu nañ ko defee dem nañ ci suba teel ubbi bunt bi ngir ndongo yi mën a jàng. école bi ci atum 2018 géej gi ni mu aaye woon moo tax lenn ci làcce daal di daanu ci ubbiteeg l'école bi préfet bu département bu Saint-Louis jël ndogal ñu mën ko tëj waaye nag waajur yi ni du ci dal. moom mi nga xam ne mooy suñu njiitu réew yilif ñëpp yàlla tekk ci bopp réew mi. ñoo ngi koy woo ci sunu naqar bii nga xam ne nekk nañ ko pour nga xam ne teguwul ci dara képp koo Sénégalais ñoo ngi lay woo école Cheikhou Touré si Guet Ndar nga dox ak sa tànk nga ñëw xool ba xam école boobu war nañ ko tëj wala waruñu ko tëj. fii ci école Cheikhou Touré fukk ak juróom-ñetti salle de classe ñoo ci am benn salle informatique benn bloc administratif ak benn bibliothèque ci gis-gisu waajuru ndongo yi seeni ay doom mën na jàng ci bërëb bu nu mel. ñoo jur ay xale yi ñoo tere école bi pour ñu bañ ko ñu tëj ko. xale yooyu ñoo ngi fanaan ci kër goo xamante ni ñoo gën a ñàkk sécurité école bi te école bi nga leen naan duñ fa jàng ndax amul sécurité kon dañu war baare Guet Ndar yëpp ni Guet Ndar amul sécurité ndax école bi bokk na si li ëpp sécurité si Guet Ndar ñun nag amuñu lenn amuñu kàttan duñu xeex duñu xuloo duñu saaga duñu wax lu ñaaw li ñoo laaj génnu lenn lu dul suñu àq loo xamante ni war nañu ko mën jox. xeex bi nga xamante ni waajur yi nag daal nañ koy tàmbali ak préfet bu département bu Saint-Louis ñoom nee nañu duñ ca dellu ci ginnaaw te itam mën nañu jël bépp matukaay ngir seen doom yi mën a jàng. su fekkente ni ñoom dafa am côté boo xamante ni wóorul te côté boobu wóor na ñun mën nañ ko miire pour isoler ko
leneen li nga xamante ni mi ngi féete si tëli bi dara nekku si xale yi jàng si ñoom bu ñu ko sax def ñun mën nañ parents d'élèves yi mën nañ ko miireel suñu bopp. juróom-ñetti téeméeri ndong ñoo nekk ci école Cheikhou Touré xale yi nag weer a ngi ni le kenn jàngiwul mu doon lu metti ci ñoom. Ousseynou Thiam ñu des ci wàllu njàng meek njàngale mi dem ca diwaanu Ziguinchor foofee nag mairie ba moo jóg taxaw rek ngir jàppale ñi nga xamante ni ñooy waajur yi jëndal xale yi lépp lu aju ci livre ak kaye nee na nag liñ ci jublu fexe rek ba kenn ku fa nekk mën a jàng ni mu waree ñu teewlu seen maire ci micro ki nga xam ne mooy Boubacar Dias. matériel bu am solo la joxe nañu lu bare ci ay matériel yoo xam ne daf leen di permettre ñu soulager parents d'élèves yi ci biir ci foyer yi mais aussi pour que xale yi mën a jàng dans de bonnes conditions loolu yëpp def nañ ko ren defoon nañ ko daaw di ñaanal yàlla may ñu kattan mi ngi koy defee mu gën a bare déwén pour que loo xam ne ñu koy ji ci biir école bi mën ñu jural loo xam ne en tout cas lu ñëpp di xaar mais loolu déjà gis nañu njëriñ boo xam ne am na parce que inspecteur bi wax na ko léegi que chaque année résultat ñu ngi amélioré wu te Ziguinchor bokk na ci en tout cas ci inspection yoo xam ne ñu ngi def ay jéego ay résultats yu gën a baax ci biir Sénégal. ñu des ci ndox mi niñ ko waxee woon léegi ci fan yee ñu génn nag nguuru Sénégal dafa jëloon dogal jox kër gi di waa Suez ñu wéyal ni ñu joxe ndox mi ci yenn teeru yi ci loolu nag waa SDE nee nañ du ci mosal daal ndax gis nañ rek li ci mbir mi dafa desee leer ba tax nañu fas yéene yóbbu mbir mi ca fële ca ARMP ngir ñu mën leen ci àtte nee nañ sax dàquñu ba dem fi nga xam ne mooy Cour suprême ngir ñu gën a mën a saytu mbir mi bu baax a baax bu fekkente ne rek amuñu liñ ci mëbët ñu desandi ak mbir moomu njiitu réew mi Macky Sall ci micro suñuy naataango waa Deutsche Welle àdduna demal ci li ni mel nee na nag faw ñu wàññi wax ji ndax liñ ci yëkkati yenn saay dëppoowul ak li nga xam ne moo am ci loolu nag nee na amaloon nañu appel d'offre te lépp li ci war jot nañ ko def ñu teewlu njiitu réew mi. accusation yooyu di tuuma teguwul fenn dafa sax ridicule ndax ku ne xam na ni ci atum 1996 ci la gouvernement Sénégal indi woon ay réformes ci wàllu ndox mi jamono jooju man nekk gu ma woon président wante gouvernement bu Sénégal bi mu ko indee ci la ab société internationale daal di rek gagné marché bi ku ne xam na ni boobee société capital bi am na ci ay sénégalais kon nag ban demaatee ba contrat bi jeex ñu ñëw indiwaat yeneen coppite ci la beneen société internationale daal di gagné loolu nag dafa rek tegu ci li nga xamante ni moom mooy yoon appel d'offre bi dafa ubbeeku beraloon ko rek waa bitim réew waa Sénégal it comme neexoon nga bokk ci kon bu kenn jug naan ñun dañoo faral nasaraan yi loolu du lu am te ñun am nañ tamit secteur privé boo xamante ni bu engagé la te gouvernement bu Sénégal mi ngi ciy liggéey ak ñoom ku ne xam na ni sax lii plan Sénégal émergent ñoom bàyyi na leen ci loxo 60 ba 70% ci marché boobu ñoom lañ ko jox. ñu waxaat ci rapport Oxfam loolee aju ci kër yi nga xam ne dañuy yëngu lépp lu aju ci wàllu or ak li ni mel ñu gis ne rek ci ñeent fukki nekk ci biir àdduna bi ñu bëri ñu ngi saxook li nga xamante ne rek moo laal décret yi wala sax texte yiñ ci bind ci loolu nag ñu gis ne fii ci Sénégal bu ñu waxee ci wàllu Total Oil ak waa Cosmos Energy ñoom ñu ngi béy seen waar ñu teewlu kenn ci ñoom di Elimane Kane ci micro Mame Birame Diouf. étude bi nag lu ko tax a jóg du leen lu dul fexe bu gën a yokk li nga xam ne mooy gouvernement yi ñu ngi koy def ak entreprise privée yi ñu ngi koy def ak société civile bi ñu ngi koy def pour daal mbir mi leer li nga xam ne ñëpp ko bokk te askan bi moo ko moom la ñu wax mu leer nañ donc loolu mooy taxawaayu Oxfam ngir jàppale loolu mën a nekk. xam nga tey jii ñu ngi publier contrat ñu bëri sax duñ ko lire wala dañ naan dafa compliqué mais bu ñu nee bés kanam nit ñi gën a xam nit ñi gën a tàggat dañuy lire contrat yi xam li si nekk te dañuy taxaw di wax lii normal na wala lii normal tey tamit ñu ngi dem ci production bu ñu demee ci production di nga mën a comparer ndax contrat bi li ñu ci def ak lii xew méngoo na wala tamit bu ñu demee ba nga xam ne nag xaalis day ñëw revenu foofu yaakaar naa ne askan bi dana gën a taxaw pour xool exactement ndax gars yi li ñuy def mu ngi méngoo c'est-à-dire waru am dara loo xam ne war nañ ko denc ci suuf naan noonu lii soxlawul ñu koy publier loolu aussi il faut que acteurs yi di ko laaj di ko saytu di ko xool pour mu effectif. ñu dem ba ca diwaanu Guelede nekk ca Goudiri foofee nag askan wi ñoo jóg di sàkku ci kilifa yi ñu jàppale leen ci lépp lu aju ci poste de santé
defal leen forage ak courant loolu nag tax na ñu ne jamono ji li ñuy dund dafa metti lool ba tax na rek faw ñu taxaw leen bu fekkente ne rek seen dund dafa bëgg mucc ayib ci loolu dañuy teewlu reportage Moussa Omar Gueye àndi ci ak Amadou Diédhiou. Gelodé diggam ak Goudiri toll na ci 2 kilomètres Gelodé ak dëkk yi ko wër bu ñu xoolee ci xayma ak tënk am na lu ëpp 2,000 doomu aadama ñoom nag bari nañu ay jafe-jafe ndaxte amuñu yoon bu baax amuñu courant amuñu bërëb bu fajukaay ba nii ñi nga xam ne ñoo fa feebar buñ leen di rawale ngir yóbbu leen ci Goudiri wala ci Kudi ci ay charrette lañ leen di yéegee. non Gelodé fii moom amuñu bërëb ku fajukaay parce que képp ku fi feebar dañ lay yóbbu soit Goudiri wala Kudi soo xoolee diggante Kudi ak Gelodé 6 kilomètres la donc des fois da ngay jël fii sax nit balaa muy egg sax mën na jur ci kaw charrette bi waaw yoon bi moom baaxul soo ko xaymaa su dee moto la mën nga fi def à peu près ay 1 heure de temps ci 12 kilomètres bi nawet bi moom kenn du fi mën a jaar yoon moom suñ ko amee ak poste de santé loolu moo ñu gën a yitteel tey waaw ak courant. jafe-jafe yi nga xam ne moo féete woon ci wàllum ñàkkum ndox mi loolu indi nañ ci saafara ndaxte doomaan Gelodé yi nga xam ne ñoo nekk ci réewu tugal fële ca France daal di nañu fexe ba ci ndimbalal Aquassistance ñu daal di fay tabax benn forage njëgam toll ci téeméer ak juróom-benn millions ci suñuy koppar fi mu ne nii nag forage bi am na château d'eau am na luy toll ci juróom-ñetti robinet yoo xam ne daal dana dem ba may ndox dëkk bi ñu naan Gourel Baro Medina Sadio ak Lumbi Sadio kii di adjoint sous-préfet bu Boyingel Bamba di Ismaïla Sy rafetlu liggéey bi nga xam ni doomaan Gelodé yi nekk ci bitim réew def nañ ko ci ndimbalal partenaires yi waaye partenaires yi xamle nañ ni bu ñu bëggee daal ñu defal leen poste de santé wala ay latrine muy ay gaanuwaay foog askan wi ñoom itam ñu toppatoo li nga xam ne jot nañ leen ko defal ndaxte danañu dellusiwaat nemmeeku ko. commune Marsassoum ak commune bu Anderlecht ca Belgique ñoom fas yéene ànd taxaw liggéey ci li nga xam ne mu aju ci wàllu éducation wàllu sport ak lépp luy indil koom askan bi ci loolu nag fas yéene nañ liggéey atum 2018 jàpp atum 2020 liñ ci bëgg rek nee na askan bi ñaari dëkk yi sax ku ci ne mën ci gise bopp kii di Bakary Konté teewoon na fa andi ci ak Xaali Jaan ak partenariat bi benn plan d'action boo xamante ne ci 2018-2020 lay jëm moom la ñu élaboré fii ci diwaanu Marsassoum loolu nag ay partenaires belges ak commune bu Marsassoum ñoo ko def am na nag ay secteurs yu bëri yoo xamante ne laal na partenariat bi loolu nag ku ko xamale di maire bu Marsassoum de Seyni Mandiang. Il y a beaucoup d'attentes dans le cadre de cette coopération. lu bëri la ñuy xaar ci coopération bi ak waa Belge ndaxte ñoom bu ñu ñëwee ba léegi bëri na ay activités yi ñuy def visité nañu ay terrain yu bëri ndaxte dem nañu ci l'école yi waxtaan ak directeur école yi ñi daal di ñu wax seen i jafe-jafe ak li ñuy xaar ci biir partenariat bi pour ñu mun ko dugal ci plan d'action bi wante tamit dem nañ ci périmètre maraîcher jigéen ñi dem nañ ci poste de santé bi ci case des tout-petits partenaires yi nag ñoom sax gis nañu. Les partenaires sont rendus même compte des problèmes que nous avons au niveau de notre commune. Sous-préfet bu Djiba Bia moom nag muy dellu ci importance acte 3 bu décentralisation. Acte 3 de la décentralisation bi nga xam ne moom lay collectivités territoriales yu Sénégal yëpp di wéyee daf ko ubbil gox-goxaan yi ba tax na tey bu fekkee ne tey commune bu mel ni commune de Marsassoum ci njàppandalu maire am Seyni Mandiang yàlla dogal na mu am ko ak partenaire am yi nga xam ne ña nga jóge ba Belgique dama ne occasion la pour mu mën a en tout cas pour mu mën ko jàppale ci suqale gi nga xam ne war na ko mën a suqale commune. partenaire belge yi jóge ci ville Anderlecht ñoom nag di ne. l'objectif du partenariat. objectif partenariat bi mooy dañuy renforcer commune bu Marsassoum mu mën a def ay rentrées financières yi baax mu mën a def ay politique yoo xamante ne askan bi dafay gis boppam loolu yëpp ñu ngi koy jaarale ci développement local. à travers le développement local. forum économique bu mag la ñu organisé fii ci diwaanu Diassi ak participation acteurs développement yëpp nekk fii ci diwaanu Marsassoum. Bakary Konté ñu dem ci tali bi wax ci ñi nga xam ne rek ñooy dawalkatu moto yi ñooñu li seetlu mooy bëriwul ci ñoom ñi faral di sol ay casque te loolee mën na leen jural ay jafe-jafe ba tax na rek ñenn ci askan wi gis ne foofu ñu gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo lépp xeetu moto fii ci réew mi ñuy faral di saxoo yenn digle yi Abi Faye amal ci ab liggéey ànd ci ak Suzanne Marie Seck ak Ababacar Camara. diggante gi ci biir tali bi yoon yi xat na moto yi wala sax scooter yi ñoom ñooñee saa su nekk ñooy indi l'accident yi loolee la ko waral bokk na ci la ñuy sàggane lii di seen casque de sécurité yi. ndax ma dafa nekk loo xamante ne moom boo ko tàmmul sol rek doo ko mën a sol
parce que am na ñoo xamante ne quoi mun nañ ko sol nii quoi dañuy gêné wu am na ñoo mun nañ ko sol nii quoi garaawul. lan moo ma si gën a ñaaw accident yi bëri na deuxièmement tamit sol ko tamit moo gën a wóor daal war moto bi moom moo ma gën a lu ne quoi ndax boo xoolee embouteillage bi bëri na daal te daanaka moom damay yendoo livré daal maa ngi sant daal. wuuteeg lool ñenn ñi farataal lii di casque yi. fàtte samay kayit fàtte samay pièces yëpp ñu jàpp ma ci mbedd mi moo ma gënal looloo ma gënal ma ñàkk sol casque di daw sànq bi may génn dafa am booy ma ne kañ dem ma ne ko boo amee casque dama lay yóbbaale mais ku amul casque du ma la yóbbu bañ naa ko ban 2 casques laa yor. war na sol casque war na am kayit normal pour que tey bu ñu la jàppee boo xoolee pour raison de sécurité moo tax ñu lay jàpp ndax kayit parce que histoire ñuy sàcc bari na ñi nga xam ne dañuy këf ak histoire la pourquoi dañu war a identifier borom histoire identifier les papiers casque bi tamit bu ñu la ko laajee parce que sa santé moo tax ak sa sécurité. moom mi la mu am ci ay accident bëri na Mamadou ca garage am la nekk di dikkaat ana mbir mi nan la demee woon. accident man boo xoolee soog naa si moto lu mot ay 5 fois xaw ma 6 fois mais mosuma sama problème quoi. dara ma sol casque moom même temps la passé maa ngi jàkkaarloo benn camion sax mais dama ko sermé ñëw mu xam ne lii moom échange yi moom foo mu yegg si moom dama jëwaat ci moto bi quoi bàyyi moto mu dem jël si waa ji ba waaye dafa génn saa yaakaar dama dee échange boobu moto ko maa nekk ni bu ma loo mul nag. ñoom ñëpp di ñaax dawalkatu moto yi ñu gën a def ndànk ci tali bi waaye itam ñu gën di sol seeni casque yooyu ndax tamit yileeg yoon xat na te boo seete ñaatuwaay bi ci juróom benn mètre la 2 roues yi ñoom ngir ñu mën a dem doon na loo xamante nit lu jafe la faaw rek ñuy jaar ci diggante oto yi ngir mën a egg fa ñu jëm waaye duñu sax bàyyi xel musiba yi mën a dal ci seen ndodd. ci tàggat yaram wax ci Ligue 1 ne suba lay tàmbali fii ci biir réew mi ci loolu nag rédaction bu télévision Futur Média jëm tase ki nga xam ne mooy Demba Waroon di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu football rawatina ci championnat bu Sénégal ci loolu rek mu ñëwaat ci ni équipe yi taxawee atum ren ji ndax jaraaf bu Dakar dina mën a denc ci li nga xam ne mooy titram ndax daaw moo jëloon championnat bi ak joueurs yi nga xam ne ñu ngi leen di xaar atum ren ji Cheikh Sadibou Diarra andi ci ak Yunus Diatta. wax ni équipe bi mooy jël raw gàddu Ligue 1 bu Sénégal mu antu lu jafee gis la waaye jaraaf mi jëloon raaye bi daaw ak ki toppoon si moom di Génération Foot bokk nañ si ñu ñuy xaarandi ren si xëccoo bi. bi ñu duggee ci professionnalisme ba léegi pour nga gis benn équipe boo xam ne sur 2 ans dina des au sommet dafa métti trop daanaka amul benn équipe boo xam ne gagné nga championnat bi ba pare téye ko. waaye nag gëm naa ne jaraaf ak Génération Foot. war nañ mën a bokk tamit ci ñi nga xam ne ren dinañ xeexaat pour titre bi parce que c'est des équipes yoo xam ne am nañ benn acquis ci wàllum organisation ak ci wàllum effectif. ci Ligue 1 bi équipe yu bëri soppi nañ xar kanam ba tax na kenn mënul wax ni lii la ñu nar a wane. chaque année day bëri changement ci effectif yi da ngay gis équipe boo xam ne sax moo jëloon 3e bu mel ni Sonacos am na ay 10 changements ci effectif bi nga jël yeneen yi ay Douane c'est pareil donc pour nga gis équipe boo xam ne. effectif bu mu yoroon ren moom la yor déwén c'est très difficile pour nga mën a prononcer wu ci équipe yooyu noonu ne dinañ garder seen force day métti. Ousmane Mané ci Casa Sport ak Pape Seydou Ndiaye ci Génération Foot di ñaari gardien yi bokk ci joueurs yi ñuy xaar ren. am na benn joueur benn attaquant excentré bu ne woon Duc léegi mu ngi dem Génération Foot mu ngi tudd Badara Sow j'attends beaucoup de lui. am na tamit benn joueur boo xam ne. souvent dañuy gis ne ci yeneen équipe bi mu nekkoon Sonacos daan na def ay statistiques am daan na def ay di dugal di def passes décisives jóge na Sonacos muy Ibrahima Fati jóge na Sonacos dem Jaraaf bi nga xam ne mooy champion en titre Pape Seydou Ndiaye bi nga xam ne international la jóge na Jaraaf dem Génération Foot ñu xool tamit lu muy joxe foofu noonu ku ci mel ni Ousmane Mané jóge na Jàmbaar dem Casa Sport di équipe boo xam ne moo ëpp visibilité mooy kii nii moom tamit on s'attend à ce que mu amaat niveau bi nga xam ne moom la yoroon 2011 2012 ba 2013. ndorteelu Ligue 1 saison 2018-2019 samedi bii lañ ko jàpp Jaraaf mooy dalal Mbour Petite Côte ci ubbite bi. Cheikh Sadibou Diarra ñu des ak Ligue 1 dem ba ca diwaanu Ziguinchor foofee nag li jaaxal supporters yi mooy li nga xam ne mooy xaajaloo bi dugg diggante ñi nga xam ne ñooy waa Alley Casa gis nañu ay fan a ngi waa Casa Sport ñu ngi waajal wante rek dañuy ragal coow loolee. nara impacté ci li nga xamante ne moo nara doon performance waa Casa Sport
Boubacar Diassi doxantu woon na fa anti ci ak Lamine Mandia. daanaka ay waxtu dong ñoo dox suñu digganteeg ndorteelu championnat professionnel bu Ligue 1 waaye Casa Sport moom nee na pare na ba noppi. waaw defe naa ni pare nañu parce que même soo dee xool bi le 21 bi ñu waxoon ni championnat bi dafa doon démarrer boobu déjà pare woon nañu pour jouer championnat bi donc mu repoussé waat nañ ko de 2 semaines nag mun nañu wax ni continuer nañ suñu préparation ba loolu parce que def nañu déjà 1 mois en Gambie après bi ñu ñëwee léegi presque defaat nañ fi lu ëpp weer di def ay entraînement di def ay matchs amicaux donc loolu day wane ni que suñu taxawaay lañ doon defaraat mais pare nañu pour jongante ci championnat bi. Casa Sport ne su waxtu bilan bi jotee fas naa yéene bokk ci ñetti équipe yu ñu njëkk lim ci suñu réew. suñuy ambition mooy essayer delloo équipe bi ci place bi nga xamante ni moom la nekkoon avant peut-être ñaari at yi passé parce que Casa Sport ñëpp xam nañ ko équipe bu mag la mooy loolu indiwaat équipe bi ci place am après nag résultat yi aussi parce que il faut ñu ànd ci pour que équipe mun a dellu ci place am. La première ambition. suñu yéene bu njëkk mooy gën kaa néew ñu bokk ci ñetti équipe yu ñu njëkk liim ci championnat bi maanaam ñu nekk ci podium bi bi ci des mooy ñu am coupe du Sénégal wala boog coupe de la Ligue. Comme je l'ai dit ou la coupe de la Ligue. Casa Sport xam na bu baax wan yoon la war a jaar ngir jot ci li muy yóotu. Nous avons mis tous les moyens de notre côté pour avoir. Pour être à mesure de notre. farlu nañu ba am lépp lu ñuy soxla ngir mën a jot lu ñuy yóotu boo seetloo ñinde bu ñu ñëwee bi léegi ñu ngi wax ni war nañu demal suñu bopp ci wàllu koppar amatuñu sañ-sañ di tallal loxo ngir ay jàmbur dimbale ñu lu ñu dépensé Gambie bëri na lool waaye jaroon na ko wax dëgg yàlla léegi yaakaar mënees naa am. Nous sommes confiants et nous pensons que nous allons entamer le championnat dans de bonnes conditions. waaye bëri na ci askan wi fekk baax ci Casamance ñu jàpp ne féewala bu am ci comité Allez Casa war naa mën a nasaxal li Casa Sport bëgg am. waaw loolu daal loolu rafetul comme ni mu ko waxee rafetul dafay néewal suñu chance day wàññi groupe bi parce que boo xoolee buñ ciy déglu parce que supporters yi ay suñuy mag ñoo fay nekk suñuy rakk suñuy presque ay yaay ay suñuy papa suñuy nijaay ñoo fa nekk yow boo nekkee kii bu nekkee boo amee sa benn frère bu nekk si benn côté bi keneen ki nekk si beneen côté bi xam nga loolu neexul. ak nu mu mënti demee supporters yu Casa Sport yi nga xamante ni duñu xeeb dara ndam rek la ñuy xaar muy tey di ëllëg. Boubacar Diassi ñu wax ci wàllu nawetaan dem ba ca zone Mewane nekk ci département bu Tivaouane final ba nag ñu ngi ko amalee fële ca Ngaye Mékhé ca stade Abdoul Aziz Ndaw loole nag xale yi di ko ñaawlu ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu baaxee leen stade boo xam ne rek dinañ fa mën a amal seeni ay match ci loolu nag atum ren ji ñu ne Cheikh Sall bu service des coutes moo nekkoon parrain bi Cheikh Anta Diop teewoon na fa andi ci ak say laaj. ci diggante Ngaye Mékhé ak Mewane ñaari dëkk yi de ndaw ñi fiy nekk nee nañ ay jumtukaay lu jëm ci wàllu tàggat yaram amuñu ko ndaxte ñaari stade yi nga xamante ñoom ñoo fi nekk daanaka lu bëri matul ñu ngi ko yëkkati nag ci final nawetaan bi doon am ci diggante ASC Teranga bu Mékhé village ak ASC Mbourine. loolu nag li ko indi mooy wane rek ni ñaari communes yi d'abord Ngaye ak Mewane benn la. ngi sant ak di gërëm le maire Magari Wade mi nga xamante ne moo defar tribune bu bees bi waaye ku xool stade bi xam ne am na problème aire de jeu am na problème éclairage donte wax nañ ma léegi ni ma projecteur yi ñëw na ma nga maire di xaar loolu si Baara Ndiaye aussi le maire de Mewane di koy sant di ko gërëm ndax ma ngay tabax benn stade Mewane donte stade ba pareegul ñaari infrastructure yooyu rek doyul. chef des services administratifs bu centre des œuvres universitaires bu Dakar moom la ñu bàyyi la woon final bi nee na nag def nañu seen kéemtalaay kàttan fexe nag ba ndaw gox yi mën na di yëngu bu baax lu jëm ci wàllu tàggat yaram rawatina ci nawetaan. chef département yi ma àndal chef village Mékhé village bu nekk jox nañ la jeu de maillot jox nañ la bal accompagné nañ la décoré par benn médaille liñ jublu woon daal mooy xale yi jàpp ci ñu jàppale président Macky Sall. final bi nag xumboon lool waa ASC Teranga mujj jël coupe bi ginnaaw bi ñu demee ci tëg dóor yi ñu am ñeent waa Mbourine am ñaar ci stade Abdou Aziz Ndaw feesoon dell supporters yi jóge woon fu nekk ci diggante Ngaye ak Mewane. ñu egsi si xëtu yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yaa war a wax yaa ñu saf bu mu la tax a wax loo xamul Janjaga Mbay daan wax daanaka Macky Sall wax na lu ko niru bi l'Observateur ci ndaje muñ doon def bërki démb doon ci waxtaane leeraangeeg sellaange gi war a am ci yorinu pétrole bi gaz bi fa la tontoo ñiy wër di wax ak a ŋàññi gouvernement bu Sénégal ci ni muy doxalee ci wàllu pétrole bi ak gaz bi Macky Sall ne ñi naan gouvernement bi jaay nañu réew mi ay compagnie étrangère ñooñee yàq moo leen tax a jóg président ne képp koo xam ne nam mu nga débat ak moom ci wàlli moom pare na waaye na ci kaw mu doon débat bu sérieux ñi ma koy séqal doon ñooñ
ñooñ xam nañu bu baax a baax li ñuy wax Vox Populi nañu kàddu yi muy dégg ak tuuma yi ñuy jël di ko gàll ci ndoddal gouvernement bi loolee moo ko ferege ñeente ba tax mu àllu ci kaw gaañi keroog nee na bu gisee ñuy bind baa ñuy wax ci réseaux sociaux yi naan gouvernement bi xañ na réewum Sénégal 100 milliards de dollars ci pétrole be gaz bi te ñu toll ci wutum pétrole nga xam ne yëf yi sotteegul sax Macky Sall ne loolee ay caaxaan mënu ko weesu Soleil national nañu président Macky Sall li mu bëgg te di ko sàkku ci ñuy wax moo di ku ciy waxati ci mbiri pétrole be gaz bi nga wax ci lu wér te leer te yenu maanaa te am njariñ teg ci Le Quotidien nañu Macky Sall mi ngi ñaawlu ñuy wax bay ëppal ci li ñuy wax Sud Quotidien gis nañ njiit réew mi dafa yëkkati waat coow li nee na képp kuy wax lu sérieux lu am njariñ ci wàllu wi danañu la déglu waaye ñi nga xam ne dañu cay wax te li ñuy wax xamuñu ci dara ba dara booloo jeex ñooñee nañu dem leerlu ji ba nuppi soog di wax Les Échos nañu Macky Sall dal na gaañi bu baax a baax waaye Ousmane Sonko mi gis boppam ci wax jiit bàyyiwu ko ca nee na ko booy woote lu sérieux danga caa war a jiitu dëgg la monsieur le président mbir mi lu sérieux la waaye ni nga ci doxalee dara ci sérieux la réew mi quotidien nañu njiit réew mi Macky Sall ak transparence dig leeraange ci la bëgg di dox jëmee ko ci ni réew mi di doxalee ci wàllu pétrole be gaz bi nee na gisu fi lu jar di nëbb baa ñuy xumtoo contrat pétrole yi anki dina kay xëy feelu réew mi quotidien ci baatub transparence xibaar ñu ne président Macky Sall yëgle na ay mesures yu ñu jël ngir wàllu transparence gu rëy am ci mbir yi anki dina kay tegal ñu ci ne njiital Pastef mu di Ousmane Sonko moom li mu wax moo di Macky Sall bu dee wax ji da koo metti ba am lenn lu ci ñurumee xolam na porter plainte ba mu woote débat public envoyé spécial bu président de la république di Aminata Touré moo xëy amee xët mu njëkk l'Observateur boole ceekit page 6 ba 7 bu yéenekaay bi fépp Mimi moo fa fàngaamu di wax bàyyiwul dara ca wax ja tontu na Cheikh Agibou Soumaré wax na ci fichier électoral bi opposition bi di ŋàññ wax ci wàllu parrainage bi wax na waa l'Observateur ba yegg ak ñoom ci ñàkk kaaraange gi ñuy jooy ca banlieue bu Ndakaaru Aminata Touré ne juróom-ñaari at ci at mi opposition bi dëkkee créer ay tension ngir bëgg mu jural ko dara ci wàllu élection waaye sottiwul Mimi ne réew mi léegi bari na fi ñoo xam ne seeni mbir ci sos la ñu ko bëgg a teg ñu teg l'Observateur te jël la Sénégal Boubacar Camara di candidat ci wote présidentielle 2019 yi moo xëy di waxtaan ak journaliste laas yi Boubacar Camara nee na Macky Sall dafa tas yaakaaru askan wi mu teg ci leeralit ne amul dara lu mu séq ak waa Wàddeen ci wàllu politique Boubacar Camara ne bu ñu ko doon nat baa ñu koy àtte ci li mu liggéey ca douane ba mu koy jiite kon bu sampee ndëndam doon candidat ci premier tour bi ca la ñu koy fal Fonds monétaire international di FMI am nañu jaaxle ci tolluwaayu koom gi ci réew mi La Tribune Le Témoin ak Le Quotidien ku ci nekk xëy ñu xamal ne waa FMI ñoo ngi yëglu wax nañu ne réewum Sénégal li mu nekk bu dakkul du jur jàmm ci trésor bi réew mi ak li ñu fiy dégg bés bu yàlla sàkk yër leen xët mu njëkku Les Échos Mamadou Kani Bey di maire bu Ndulo nee na waa Benno Bokk Yaakaar am na ay nit yu ñu bind ci seen liste parrainage yi te ñooñee ñoo nga yawmal xiyaam faatu nañu bu yàgg. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yam ci